mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu alors c'est vrai que nag Sénégal dafa nekk ci Afrique dafa am lu bëri lu nga xamante ne bi mbokk yi dañu ko bokk alors ku dégg li nga xamante ne bi moom mooy kora bi dañuy xam ne nekk na benn instrument bu nga xamante ne bi mbokk yi on partage tout cela ici en Afrique alors j'avais eu le plaisir d'aller au musée Sandervalia de Conakry ñu ngi nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan depuis Conakry foofu tamit boo fa demee di nga fekk kora yi nga xamante ne bi ñoo ngi ko fa def et très certainement partout en Afrique alors c'est vrai que c'est un instrument qui nous unit tous mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi di wax Juma Mubarak di leen nuyoo vraiment ces sonorités très africaines nga xamante ne bi tout au long de l'émission inchallah dinañu ci ànd ak yéen avec le grand artiste Baboulaye Cissokho du Théâtre National Daniel Sorano mbokk yi dañuy leen di ñaanal jàmm ak salaam maa ngi wax sànq waxu Afrique waaye defe naa ne bu Afrique amee jàmm ñu am jàmm àddina bi tamit mën a am jàmm kon nag ci biir loolu ñu ngi leen di wax yéen ñëpp Juma Mubarak alors di nuyu nag képp ku nga xamante ne bi yaa ngi feebar nekk ci hôpitaux yi wala sa kër tout simplement di wétaliko RTS2 ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax dellu nag di nuyuwaat ñi nga xamante ne bii sunu ay téléspectateurs la ñu aussi nekk dans les prisons du Sénégal alors rawatina waa camp pénal fi nga xamante ne bii foofu la jigéen ñi nekk mbokk yi dañuy ñëw ak yéen nag di am contentement bu mag a mag tey parce que Afrique dafa am ay son yu nga xamante ne bii macha allah voilà ça fait chaud au cœur tout simplement alors li ñu ànd ak madame Cissé Kodou Mohamed alors c'est vrai que bien avant il y a très longtemps Afrique dañu baaxoo woon partage dañu baaxoo woon di xool suñu kanam suñu ginnaaw et cetera di jàppale ñi nga xamante ne bi mbokk yi dañu xaw a néew doole alors ci biir éducation et civisme ñuy kontaan tey di feggoo ak madame Cissé Kodou Mohamed dinañ yaatal waxtaan bu baax a baax ci ay initiatives sociales en faveur des démunis ànd ci nag ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy waa No Stress Land ñi ngi nuyu tous les membres mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ak yéen ci hijab du jour tey le vendredi xool mage magique fan la jëm ak ñun waaye nag dañuy encore une fois bég parce que chaque fois la mu ñuy indil dañ ci kontaan bu baax a baax et je suis sûre que vous avez aussi des frissons comme moi tonton Lamine Ndiaye di ànd ak ñun tey ci artiste bu mag parce que nag bu ñu waxee musique africaine en général alors ça me fait penser à quelqu'un comme Mori Kanté alors on pense évidemment à la kora alors tey ànd ci ak Baboulaye nekk sunu invité mais aussi monsieur Alpha Amadou Thiam secrétaire général bu groupe No Stress Land mbokk yi ñu dem régie dellu si waat ok xarit yi dañuy am contentement bu baax a baax di feggoo ak madame Cissé Kodou Mohamed xam ngeen ne on est en Afrique te dafa mel ni sax sant bu nekk dafa am cosaanam bu nu ne Cissé dañu naan Cissé Mandé Mori ñu toftal ko ci ñi nga xamante ne bi mooy soose yi te soose yi nag suñu mbokk soose yi baaxoo nag li nga xamante ne bi moom mooy kora dama ci bégal di ci nuyu bu baax a baax madame Cissé Kodou Mohamed di la dalal jàmm bu baax a baax ci biir Afrique boobu nga xam ne actuellement ñu ngi fi bu baax a baax madame Cissé dañuy kontaan ci li nga xamante ne bi fas yéene nañ ko waxtaanee ak yow. muy initiative sociale bi nga xamante ne bi saa su ne dañuy gis léeg-léeg ay mouvement yu bëri di ci jàpp parce que ñi ngi gestu te Afrique da ko baaxee woon maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax c'est un plaisir. ma lay fay Maxama di la wax rek tey moom sa introduction bi dama lay jox rek benn chèque boo xam ne dama siy def 1 après yaay def 0 yu la neex maa ko def ci Cissé Mandé Mori yi Mankara Mori Karanta Mori si biir loolu rek damay souhaiter une excellente année à tout le monde c'est parce que nekkuma fi woon ci 31 décembre bi ngeen def liggéey bu mucc ayib macha allah ma seetaanee ko depuis Ndiom Baato foofu ci Sokone ma nekkoon mu nekk nag année 2018 boo xam ne dañ ko jeexale alhamdulilah yaa xam on a eu à réaliser pas mal de choses yoo xam ne bu ci mujj bi mooy bi nga xam ne je pense que ci sa liggéey yëpp moo la gën a tenir à cœur mu di un cadeau pour un sourire bi donc ñu terminer ko en beauté avec le sourire avec les enfants yi nga xamante ne si yàlla mooy seen yàlla moo leen taamul boppam ba tax na képp ku leen fonk rek moom daf lay fonk kon nag 2019 bi damay ñaan yàlla mu nekk atum jàmm atum salaam atum wér-wérle mucc-muccle waaye it yàlla musal ñu ci lépp loo xam ne daf ñuy teg gàcce ak naqar ñu fas yéene ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim yeggali ko ci alhamdulilahi rabbil alamina ba
yàlla def ñu fekkee ko ay at ci biir loolu dama lay féliciter. di féliciter toute l'équipe toute la grande famille même je dirais de RTS2 commencé ko ci sunu directeur sunu papa Omar Ba ba suñu mag sunu xarit kooku di suñu chef mu di Fatou Dieye ak rakk yeeg wax dëgg yàlla yeneen mag yi fi nekk parce que je pense que ñun dañuy dund loolu. Absolument. On est une famille et nous entendons rester une famille. loolu kon nag loolu nekkoon rek benn parenthèse bu ma doon ubbi pour souhaiter une excellente année à tous et à toutes ba xam ne incha allah dinañ ko jeexal alhamdulilah tey nag ni nga ko waxee dama ñëw ci li nga xam ne moo di wàllu civisme ci noonu laay nuyoo ki nga xam ne moom moo di Awa Ndoye Diop. doon fi nekk ak ñun jamono yi mu nekk ci yeneen i waar yu mu war a bay. lépp rek ci lépp luy jëmale kanam sunu réew tey ma teewal ko fii en tout cas ma yore rubrique boobu tey fas yéene ci invité ku ñuy wax Alpha Amadou Thiam sa doomu baay. Thiamène boo xamante ne si moom ak ay naataangoom dañuy yëngu ci benn association si on veut boo xam ne mu ngi tudd No Stress Land nekk un groupe Facebook ci kanam dinañ ci ñëw léegi. Très bien ñoo ngi lay gërëm di la sant alors c'est vrai que souhaité woon nañ la excellente année 2019 mais il était essentiel nga ñëw yow à ton tour souhaité ko téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne bi dañuy ànd ak ñoom di liggéey tonton Lamine Ndiaye chaque fois nag wax dëgg yàlla dañ lay ñaanal gudd fan bu baax a baax parce que ci wàllu culture moom solo lool ci sunu réew dañu ne la culture est avant et après tout c'est-à-dire mooy njëkkate nag mooy fas yéene mujj nga ciy xuus bu baax a baax ñu ànd ci ak waa Théâtre National Daniel Sorano tonton Lamine ñoo ngi lay gërëm di la sant c'est un énorme plaisir à chaque fois de la recevoir. jërëjëf yaa xam li may wax rek tey benn bi la rek yaa xam laa. macha allah macha allah jërëjëf may dendale sama nuyoo ak koddu boole la ci rawatina suñu invité yi tey monsieur Thiam ak Baboulaye bi nga xam ne mooy doomu Banna Sissoko nga xam ne ñëpp xam nañ ko te mu liggéey ak ñu bari fii ci Sénégal dëgg la doon koo xam ne nii wax dëgg fa yàlla bu ñu mën a wax ci moom tey livre la ñu indi tey fas yéene wax ci moom léegi nag ñi nga xam ne ni ñoom la ñu jàkkaar loolu ñoom la ñu amal njukkal parce que gis nga li gën a métti ci àddina seetaan ci la. dëgg la léeg-léeg nga dab ci bànneex léeg-léeg nga dab ci naqar. absolument wax ji ñuy wax sax léeg-léeg nga dab ci bànneex léeg-léeg nga dab ci naqar. dëgg la ñoo ngi jéggulu ci at mii ñu wees muy 2018 fas yéene dugg ak yéen ci at moo xam ni atum jàmm lañ ko tuddee. amiin amiin atum salaam la. atum barke la. ñu leen koy ñaanal. ñëpp nag bàyyiwuñu kenn. jërëjëf ñaanal ñi nga xam ne ni jóge nañ fi. dëgg la yaa xam loolu laa doon duggee tey. jërëjëf kontaan nañu di la wax rek ni tey bisimilah ba ci kanam. kontaan nañu bu baax a baax na ko tonton Lamine waxee alors c'est vrai que wax dafa metti léeg-léeg xëy na nu wax loo xam ne neexu leen. ñu ngi ci jéggalu bu baax a baax di am yaakaar ne 2019 bi incha allah wax ji dana gën a sol mbubb bu baax a baax. dañuy nuyu nag bu baax a baax monsieur Alpha Amadou Thiam di secrétaire général bu groupe No Stress Land monsieur Thiam ñoo ngi lay nuyu di kontaan ci sa teewaay parce que nag bu Sénégalais yëpp jàppee daal di gestu seen ginnaaw defe naa ne dinañu jàppale dimbale te loolu daal dafa baax cim réew ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm. yaa xam ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aussi suñu tonton vraiment Lamine Ndiaye nga xam ne c'est une fierté di ko xool chaque jour di ko ñaanal aussi mu gudd fan. vraiment ndax li mu def Sénégal lu rëy la. ndax royukaay la daal di nuyu aussi Koddu di nuyu Baboulaye di nuyu ñëpp di ziar ñëpp vraiment di wax nit ñi aussi bonne et heureuse année. No Stress Land aussi mu ngi koy souhaiter tout le monde. très bien dinañ ci xuus dans quelques instants dañuy nuyu nag keneen ci sunu invité yi nga xamante ne bi boobu ba léegi mi ngi ñuy gratifier ci musique boobule nga xam ne macha allah maa ngi koy wax dañ ko bokk ci Afrique Baboulaye Sissoko maa ngi lay nuyu di kontaan ci sa teewaay fii dañu ne xale bu loxoom seetee mu bokk ak ay mag je pense que at yi peut-être reflété wul talent bi ak expérience bi nga xamante ne moom nga am ci wàllu musique maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un plaisir de t'avoir. fay naa leen caba yéen ñëpp di kontaan ci émission bi. di ko rafetlu yaa xam. Lamine yéen ñëpp. di leen gërëm Koddu. ñi fi teew ñëpp. di gërëm àdduna ñëpp. di ñaanal Sénégal. jàmm sax fi. ci at bu bees bu ñuy dugg nii. di ñaanal sama famille Banna yaa surtout. ñëpp
xam naa ni li si des ñu ngi ko yëgale ci biir. très bien ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax xam naa ne du ñàkk ba ca kanamee xëy na da nga am ay kaddu ci soose yi nga xamante ne da nga ko baaxee soose yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan mbokk yi dañuy ñëw ak yéen ci éducation et civisme ànd ci ak madame Cissé Kodou Mohamed alors nee na initiative sociale daal ñi nga xamante ne dañuy def ay activités di jàppale les démunis mbokk yi ñu dem xool dellu si waat mën a waxtaan ak waa No Stress Land. So why, so why, so why, so why, so why, so why. Muhammad Rasulullah kone bina kumasa nebe sara la muzoula dununya muzoula kula mogelema ibe kono ta segenna kidengolo segenna hakika no la mo abada kataga la mola ibodi la mola kika no to no dun abada sa ak ñu la association nationale dañuy kontaan vraiment Kodou ci li nga xamante ne bi gis nañ ko en tout cas déjà l'image de ces bébés là nga xamante ne bi am na lu ñu leen di indil déjà on voit cette solidarité bi nekk ci le groupe No Stress Land et puis comme ni nga ko waxee initiative sociale yooyu dafa am solo lool ci sunu réew. damay am mbégteeg bànneex yaa xam dalal fii waa groupe No Stress Land nga xam ne bokk naa ci daanaka ñu bëri ñu nekk ci Facebook bokk nañ ci ndaxte initiative citoyenne la boo xam ne ay papa ay yaay ay liggéeykat ñoom ñoo ko jékki-jékki am ki ko sos nag di Sanu Ndiaye ñu koy nuyu au passage ak ay xaritam am ay artistes am ay comédiens am vraiment ay nit yoo xamante ne si voilà Fallou Dieng Yoro Ndiaye ak les frères Guissé exactement ñëpp ñu ngi si dafa nekk benn spontanéité boo xam ne nit yi si la ñuy adhéré li ko waral yaa xam dafa am lu ñuy wax lu ma neex torop mooy li ñuy wax ne balaa ngay xaar sa réew pour ci lu mu war a def pour jëmale kanam askanam yow lan nga war a mën a def yow tamit pour participer ci loolu. je pense que ñoom loolu la ñuy dund loolu la ñu matal am na ministère yoo xam ne ñoo sàlloo wàllu solidarité am na sax ay fonds yoo xam ne ñoom ñoo ko def mais ñoom ñu ne ñoom du ñu xaar ñooñu kese ñoom tam dañoo war a bay seen wàll ci waar wi ba tax na dañoo groupé lëkkaloo. di def ay action yu am maanaa yu am solo depuis 2012 ci biir loolu lay dalalee ki nga xam ne moo di sa doomu baay di Alpha Amadou Thiam may fàttali moom mooy secrétaire général au groupe Facebook No Stress Land aujourd'hui déjà vous êtes combien dans ce groupe ak nga waxal ñu rek ci groupe boobu lu ko wundu. Voilà, merci Kodou, merci Yaham. Groupe bi ñu ngi ko créé depuis novembre 2012. D'accord. Depuis lors peut-être xëy na bii sax maa ngi koy wax sànq bi mooy suñ 3e fois ñuy ñëw RTS2. Oui. À chaque fois ñoom tamit ñu ñuy accompagner ci affaire bi. Gis nañ ñun ñu ngi liggéey ci social ñu ñu ciy jàppale. Depuis 2012 nag yàlla daf ñu dimbale ñu booloo doon benn ñu ne léegi comme réew mi tamit ñun ñëpp a ko bokk. Et c'est parti comment? C'est parti comment? Waaw, bon, xam nga c'était l'avènement des groupes de Facebook en 2012. On a créé tout ça. Okay. Bon, l'idée est venue, ñu créé ko, Sanu Ndiaye créé ko. Presque mu dig ko, mu ajouté ñu ci. Yàlla def ne ñun ñëpp ba mu ñuy ajouté tamit ci yeneen groupe lañ nekkoon ñu xamante fa on ne s'est jamais vu. Ba mu ñu ajouté mën nañu wax ne social bi moo ñu approché bañ xamante. Man je n'ai jamais connu Sanu xawma woon kenn. Mais am na ñoo xam ne tey loolu moo tax am na ñoo xam ne ba léegi mosuñu leen gis te ñu ngi participer ci affaire bi. Noonu la demee ba l'idée est venue pourquoi pas ñu def social. ñu ne ok kaa leen ñu def social et ñu choisir nan la ñuy defee social yi d'abord participation citoyenne mooy am. ku nekk nga xool loo attan nga joxe ko. ñu fexe tamit comme peut-être am na ñoo xam ne xëy na yaa xam amul jot. bokk ci. tonton Lamine amul jot bokk ci. on les fait contribuer. comment ñu ne leen action sociale am na ñoo leen jàppale No Stress. ñun de lii la ñuy def. dañuy dimbale ñii ci weeru koor bi ou bien dañuy dimbale ñu am cancer. ou bien dañuy dimbale albinos yi. D'accord. doo ci bokk aussi mais di nga participer loolu lañ tuddee suñu slogan bon je contribue bi. No Stress distribue et Allah rétribue. Maanaam da ngay joxe
no stress leen jottali ko. su ko boolee suñ boole ñu yàlla boole ñu ñun ñaar ñëpp fay ñu. très bien voilà ci biir loolu yaa xam dafay indi ci li nga xam ne moom mooy seeni cible. tudd na fi ay albinos. ñoo xamante ne si xeetu waay laago la. d'ailleurs village bi ñu demoon village la boo xam ne mu ngi nekk boori yeen dafa nekk bërëb boo xam ne dafa bëri lu mu dajale ci ñoo xam ne dañu leen di oowee ay albinos wala puune ci wolof. loolu day ñëw ci cible yi ndax ñoom seeni cible daanaka moo di les albinos les enfants atteints de cancer ak tamit les couches défavorisées ci biir loolu it mën nga ñu gën a yaatalal rek mbir mi lu tax ngeen tànn ñooñu. voilà groupe No Stress dañu ñëwoon suñ première fois ñu dajee ñu ne léegi pourquoi pas mu dem ci mooy fameuse sukkaru koor. ñu ne léegi ñu koy commencé joxante suñu biir ba si yàgg ñu ne pourquoi pas lii ñuy joxe ñu dajale ko. ñu xool ñoo xam ne vraiment weeru koor bi néew nañ doole ñu jox ko. première fois bi ñu dajale on a eu ay ration alimentaire ba ñu ko diviser war na mat diggante 40 000 ba 50 000 mais ñu distribuer ko 15 familles. d'accord. deuxième année bi ñu doublé ko dem lu mat 35 familles troisième année bi ñu ne pourquoi pas le cap de 50. ok ñu def ko. d'accord beneen bi nag ñu jëngu ñu ne nañ ren déwén 50 100 la ñuy def. ñu dem 100 mais 100 boobu dañ ko distribuer non seulement à Dakar mais dañu bouger tuuti dem Thiès. d'accord tànn fa ay famille def leen fa. c'est-à-dire que yéen a ngi dugg ci biir Sénégal. Merci. alors li nga xam ne mooy sukkaru koor bi bokk na ci activités yi. très bien mais am na beneen activité bu nga xamante ne bi xëy na code junj na ko. mooy seen cible mooy les enfants. alors on a parlé d'enfants atteints de cancer. Très bien. alors ce qu'il faut savoir yéen yi ñuy seetaan dañuy toujours appeler à cette solidarité. parce que xale yi nga xam ne dañoo am cancer c'est très compliqué. parce que chimiothérapie bi. c'est assez cher. Absolument. Les médicaments des fois duñ ko subventionné. Alors je pense que côté boobu war nga ci mën a ñëw. parce Merci. que on a beaucoup d'enfants qui sont dans les hôpitaux et malades de cancer. voilà léegi aussi ci mi loolu la ñu kenn proposé pourquoi pas ñu dem pédiatrie bu Dantec. parce que am na ay xale yu ñu fa interné. yoo xam ne am nañ cancer j'avoue que ñun presque groupe bi kenn xamu ko woon. léegi ca lañ fa dem waxtaan ak ñoom. chaque année bi mooy 7e fois ñu fay dem. Très bien. dañuy dem jënd médicament. jox yóbbul leen. mais ñu ne pourquoi pas ñu boole ci côté No Stress Day. ñu tuddee ko journée No Stress Day mais jour boobu kenn du yaafus. Très bien. nañ leen jàppale. stress Waxtaan bi ak nekk seen ñoom. biir. Artistes seen yi accompagnant yi. ñëw. voilà seen accompagnant yi parce que tamit loolu lu am solo la kiy accompagner malade bi surtout xale bi. mu xelam dal. non seulement boo ñëwee jox ko médicament jox leen ndox jox leen friandise. mën naa am nga dem ñu koy lekk te du leen saf dara. bon ci lañ ñëw nag ñu ne nañ ñëw xale yi gis artistes yi tout ça. kontaan. jour boobu ñu bégal leen. journée boobu nga xam ne duñ am benn stress. parce que ñun duñ wax no stress no stress. aussi ñii tamit di am stress. loolu moo ñu gën a poussé foofu. macha allah ñuy aussi nuyu yow docteur Ndéla docteur Morero nga xam ne dañ ñu ubbil foofu. Morera. yaatal ñu fa Morera. macha allah nga xam ne à chaque fois bu ñu ñëwee rek dañuy yaatal foofu ba nga xam ne xale yi dem nañ ba nga xam ne miin nañ ñu. alors laata may jox madame Cissé Kodou Mohamed kaddu gi damay wax ne groupe No Stress Land gis nga yenn ci seen activités yi alors yéen ñi nga xam ne yéen ñi seetaan te nekk ay bonne volonté je pense que ils peuvent aller sur Facebook pour rallier groupe bi même suñu amul jotu dem mais bu seen loxo ñëwee dana yegg ci ña ko war a jot. waaw pour gis leen c'est facile da ngay dem ci Facebook nga taper No Stress Land parce que je pense que c'est un groupe qui n'est pas secret. Oui, oui. donc boo ko tapé di nga ko gis boo bëggee aussi am lu la leer ci lépp lu ñuy def parce que leneen li ma neex aussi c'est du concret parce que tamit bëgg nañ li te doo def ñu gis tamit loolu amul solo donc boo bëggee gis ñoom li ñuy def boo demee sur YouTube aussi nga tapé No Stress Land di nga gis toutes les activités yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy def te aussi li ci gën a neex man li tax ñu gën ci sawar comme tu dis ñun ñu leen di accompagner saa su ne mooy yàlla moo tax ngeen di def te je pense que ñun suñu slogan mooy être toujours plus proche des populations te yéen ci loolu ngeen dox ci biir loolu it yaa xam unité oncologique bu pédiatrie de Dantec boobu ñu bëri xamuñu ko comme it dit te soo fa demee sa àdduna daanaka moom mooy tukki alors d'ailleurs ñoom ni ki samedi suba dañuy def benn arbre de Noël boo xam ne dañ koy jagleel mais li ma ci gën a neex du rek arbre de Noël boo xam ne da ngay indi ay cadeaux mais c'est des médicaments def nañ benn liste médicaments yoo xam ne wala ay produits utilitaires yoo xam ne ñoom soxla nañ ko pour soulager ces enfants. Alors comment ça va se passer et surtout un message fort à l'endroit des Sénégalais qui peuvent toujours c'est-à-dire que dem foofu wala contacter leen pour ngeen gën a jàppale xale yooyu. voilà merci yaa xam nga foofu sax dañ ne ñun suñ slogan mooy partager devient un plaisir maanaam suñ séddoo rek day doon suñ mbégte ci ñun. wallaay alors léegi suba
dañuy ñëw ñu jënd médicament na souvent dañuy dem ñu laaj leen lan la ñu soxla ndax daf na am benn wax bu fort bu ñu yomb docteur Mbaye kii waxoon Mbaye daf ñu ne fii am na ñoo xam ne xëy na bu ñu ñëwee bu ñu leen joxee rendez-vous dañuy am problème pour ñëwaat moo tax médicaments yi sax ñoom dañ leen koy may moo tax ñooñu ñu jara sant lañ waa institut oncologie dañuy dimbale malade yi de telle sorte que médicaments yi léeg-léeg da ngay joxe ordonnance kenn du ko am sax ñoom ñu dimbale leen ci côté boobu te loolu xam naa ko ci donc demee bu ñu ñëwee dañuy jox benn liste boo xam ne ñun ñooy jël liste boobu dem jënd ko sous forme de médicaments une valeur 2 millions bi de 2 millions lu ñu am rek moom lañ ciy def alors il faut aussi lancer un appel au niveau des pharmacies voilà moi je pense que ñoom itamit mën nañu def xéewal très bien ci li nga xam ne yeneen ko surtout PNA voilà côté boobu tamit macha allah am na ñoo xam ne collaboré nañ bu ñëwee di jënd dañ ñu koy yombalal très bien non seulement dañ ñu koy yombalal mais aussi dañ ciy joxe seen participation mais aussi ñu ngi lancer appel ci ñëpp ñoo xam ne ñii vraiment ay néew ji doole lañ xëy na am na ñoo xam ne sax seen loxo jot na seen nana mais ñun toujours boo malaatee rek ñun foofu lañ lay teg ndax sa bopp bi xëy na du fa nekk le cancer c'est beaucoup de voilà léegi nag bu ñu ñëwee jox leen médicaments yi ba pare dañ leen di jox ay friandises jox leen cadeau aussi yoo xam ne suñ mbokk artistes yi ñuy àndal yi ñoo leen koy jox xëy na xale bi gis ku mel ne Fallou Dieng wala frère Guissé wala moom kii ñooxit wala Wally Seck mooy ñooxit la moom tamit macha allah xëy na mu bég ci quoi vraiment parce que dem bu gaaw gis nañ xale boo xam ne ba mu gisee dip dundu gis je ne sais pas rappeur bi vraiment gis nga dafa jóg toog quoi affaire bi kii ci moom tamit même soxna Rama Thiam yàlla dafa def ñu dajee fa aussi ñu invité ko mu ñëw macha allah moom tamit ba ko kii gisee tamit loolu kii na donc côté boobu tamit non seulement dañuy maye médicament maye joxe ay friandises ay cadeaux pour xale bi ci fin d'année bi mais aussi présence boobu ñu fay def c'est important donc moo tax nag vraiment ñu ngi wax ñëpp ñu ñëw jàpp ci surtout ci côté boobu quoi. Très bien alors on a un artiste à côté il pourrait aussi y participer mais damay jox tonton Lamine kaddu gi nga gis ne que oui am na solo d'accord tonton Lamine nga gis ne que vraiment c'est bien que sénégalais yi di regrouper wu di def ay groupe di def ay mouvement pour jàppale ñeneen sénégalais yi et je pense que côté bu ñu ko defee dafa am solo parce que santé balaa ñuy wax dara dañuy wax waxu santé te ku jàppale xale bu feebar je pense que yaa ngi participer ci lu bëri jàppale nga mu réew man bi ma gisee t-shirt bi ñuy bindee ci no stress la fi ma njëkk yóbbu xam nga fan la mooy jàppalante dëgg la dafa am nag ñaar dafa am dimbali ak jàppale dëgg la ndimbali yàllaa ko moom bu nit ñi yaakaar seen xel ni luñ fa yóbbu dañ leen dimbali déedéet yàllaa leen sant pour ñu dem fa jàppale te mu gën it parce que gis naa ñoo xam ne nii ñi ngi dugal seen xaalis feneen foo xam ne nii def ko ci gone yi nga xam ne nii feebar na ñoo ëpp solo def ko ci ay groupement yu mel nii nga xam ne nii kuy jàppale mu réew da ngay commencer ci xalaat wa xel ba ak xol ba te xalaat ak xel teen la ñu xol ci la war a root doo ci fat ci ñaar ñooñu fajal ngeen nit ki ci boppam xol ba. Très bien. Alors, Codou, j'espère que j'arrive... Parce que j'ai un projet qui s'appelle Tendresse Enfant. Alors, Tendresse Enfant, je ne vais pas dévoiler lan lay ëmb yëpp mais dinañu ci waxtaan. loolu dina ma neex je pourrais parler avec. loolu dina ma neex trop su ma bañul woon suba bu ñu la invité nga nekk fa di jooy ba foofu yëpp inondé dama leen di wax ñu invité la parce que je te connais et je sais que foofu soo fa duggee. non doo ko mu da nga yàq fête bi parce que da nga fa nekk di jooy. parce que dafa metti li nga xam ne moom ma lay ñaan askan bi rek mooy ñu soutenir ay initiatives citoyennes yu mel nii comme yow ni nga ko amee projet ñi nga xam ne amuñu projet ñu jàppale. ñi nga xam ne ñi ngi am ay initiatives déjà alors man xam naa ne li may jeexalee rek mooy lancer un appel à tous les autres groupes yi nga xam ne ñoo nekk ci Facebook parce que je pense que yenn saa aussi il faut s'unir autour de l'essentiel. Absolument. am na ay groupes yu mag yoo xam ne peut-être il faudrait penser à les contacter ñu def lépp benn muy ay femmes chic ladies club wala ay sama jëkkër sama xarit wala tous ces groupes là yi nga xam ne ñi ngi nekk Facebook bu ko defee booloo moom mooy doole. benn mën ñu bëri ñoo ko. Très bien. Alors, comme pour dire que sur Facebook, je pense qu'on peut faire des choses très utiles. Ouais. Alors, un dernier message, Monsieur Thiam. Voilà, merci. Lu may wax rek mooy ñu ngi inviter tout le monde. Comme nous ñuy inviter artistes ñëpp vraiment d'ailleurs fii sax ñu ngi invité doyen ak suñu tonton Lamine. ñoom Babou Laye ñu ñëw jàpp ci. Et moi aussi. waaw non
foog ma gunge la yow damay ànd ak yow bu ko defee ñu ñëw ñun ñëpp jàppale xale yooyu. très bien nga xam ne vraiment c'est une comme ni ko Codou waxee dañu toll jamono joo xam ne dañ ne Sénégal émergent donc ñun war nañ ñëw taxaw ci lu ñu nekk. ku nekk ci li nga mën a am bañ a xaar dara. lu bari ñu koy bëgg a xaar ministère yi wala loolu xëy na day métti trop. te dafa large. ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci daal ku nekk contribuer bu ko defee. no stress distribuer yàlla boole ñu ñun ñëpp. te bañ a xeeb dara. alors comme pour dire que stress dafa baaxul ci àddina te defe naa ne bu ñu jàppalante xëy na stress bi dina wàññeeku. alors surtout ñi nga xamante ne bii ngi ci hôpitaux yi c'est vrai que dañ leen di nuyu chaque jour waaye di leen ñaanal encore une fois wér rawatina xale yi mbokk yi ñu amoon mbégte lool di recevoir monsieur Alpha Amadou Thiam nekk secrétaire général bu groupe No Stress Land di ci remercier madame Cissé Codou Mohamed xam ngeen ne nag ci bés bi saa su ne dañuy ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bi moom mooy hijab du jour voilà. ñu dem xool lan la ñu Mage Magique indil tey mbokk yi dellu si waat anta nurullahi fajran jita ba'da al-usri yusran rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya'i anta fil الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك moo doon hijab du jour damay dem directement ci tonton Lamine parce que day wax chaque fois que Mage est magique waaye ñi muy àndal aussi dañu magique alors di ñu indil saa su ne ay façon mu muuru parce que c'est vrai que Codou am na bosam keneen ak keneen am na bosam je veux dire milieu yi ñuy dem dafay am yu ñu fa war a yóbbu maintenant il y a ce mélange de couleurs et les bijoux qui vont avec donc elles sont toutes fashion. ñu ngi leen di nuyu. yaa xam yow mi da nga am xam-xam. parce que li nga wax ci couleur yi. sax na ma sàpp. waaw waaw jaune beeg noir bi ak li dagg ci dégg. waaw mu mel ni. genre gris boo xam ne nii sama. dafa ànd ak moom waaw. voilà c'est vrai. ba pare nag li ma ci gën a neex. mooy bi mu paree dafa ma sànni geste bi nii. après waaw ci la xoolee. dëgg baat bi. dama xam ne lii rek jekk na. macha allah alors dañuy laaj Codou Mohamed xalaatam ci muuruwaay bi nga xamante ne gis nañ ko quoique moom tamit je parlais de couleur tout à l'heure alors c'est vrai que yéen ñiy muuru yéen a ngi def vraiment ce mélange de couleurs di ko marier ak li ngeen di sol di ko marier ak accessoires yi di ko marier ak dàll yi et même je le disais tout à l'heure am ngeen ay bijoux yi nga xamante ne bi macha allah soit day nekk cérémonie ou alors ngeen di dem ay fêtes donc tout est là pour être très belle. Absolument surtout pour en fait c'est pas parce que da ngay muuru que da ngay perdre sa féminité l'essentiel nga topp règle yi mooy bu mu dang bu mu xat bu mu gàtt donc bu fekkee da nga bëgg a accessoriser comme ni ma def jaaro yi ni samay nopp feeñu def naa style boo xam ne génn na te muuru na donc c'est pas enfin y a pas de problème et donc bi ñu gis ni sànq boobu duma ko def di ñëw liggéey si wala mais parce que bi cérémonie la donc hijab cérémonie dafa am parce que aussi les femmes voilées dañuy marier dañuy ngénte dañuy dem fekk ji donc à ce moment là aussi il faudrait qu'on se fasse très belle donc loolu la donc di leen nuyu rek comme li nga leen nuyee di leen wax ne moom yëf yi moom macha allah ça se passe très bien alors monsieur Thiam yow itam dañuy interpeller ci muraay yi nga xamante ne bi surtout nos sénégalaises parce que xam nañ ne muraay bon dañ ko doon gis très très souvent lu bëri de cette façon là surtout ñi les arabes mais bon on voit que ñun sénégalisé nañ ko de telle sorte que ànd na ak suñu ay façon mu yére ànd na ak suñu ay tissus yu ñuy utiliser et je veux dire elles sont toutes charmantes quoi.
waaw xam nga muuraay moom macha allah parce que man sama doom sax day muuru. macha allah depuis mu nekk xale ba léegi. mënul génn te du muuru. mook samay cousine. c'est bien nga xam ne ñoom la ñu yarandoor ci kër gi. très bien yàlla dafa def ñoom ñëpp ay muuru. très bien te j'insiste aussi sur ça. ñoom gañ nañ sax ba gis nañ ma. su ma gisee rek ku muuruwul dama lay créer ci loolu. donc parce que da di loo xam ne aussi vraiment comme ñun ñëpp moom la ñu yaroon. d'accord ni ñu koy defee aussi vraiment léeg-léeg nag am na ñoo xam ne nag day rax quoi léeg-léeg. day rax parce que tamit souvent. parce que muuraay bi day yem fii. très bien alors que voilà mais booy dem bay muuru mën na stylé. comme ni ñuy wax. mais aussi na lu mu njëkk a laaj nga def ko ñetti normes yi. très bien na conforme en fait. merci beaucoup. voilà bu mu gàtt bu mu xat alors bu mu yaraa. Baboulaye muuraay yi nga xamante ne bi wane nañ ko sànq gis nga vraiment nos sœurs ñi ngi def ay muuraay yu rafet ñun tam RTS2 di leen ci jàppale parce que tous les vendredis dañuy indi ay muuraay yu bees pour que ñoom tam fa ñu toog di xool ci YouTube bi buñ ko raté ñu mën a defar yu nga xamante ne bi moo xew parce que chaque fois la mode avance. ñu ngi koy rafetlu vraiment. loolu moom fu ñu ko defee xol day sedd. boo xoolee jigéen bu muuru. yow cër gi ngay am moom ak respect bi ngay am ci moom par rapport ak jigéen bu muuruwul sax différence yi dafa wutee. surtout léegi ci col yi ñu dugg nii moom. xam nga di leen ñaanal ñi ci nekk ñu gën a continuer sax ci. très très bien en tout cas ñu ngi lay remercier waaye nag mbokk yi di remercier bu baax a baax Mage Magie moom ak ñi mu àndal saa su ne ñu ngi indil ay muraay yu rafet di nuyu encore une fois képp nga xamante ne bi yaa ngi Sénégal ou alors nga ñu seetaan depuis l'extérieur di seetaan RTS2 di muuru alors mbokk yi dañuy yegg si nag ci li nga xamante ne bi moom la ñu doon xaar ñun ñëpp boobu ba léegi aussi muy l'invité du jour ak tonton Lamine Ndiaye ñu ànd ci avec l'artiste Baboulaye Sissoko mbokk yi ñu dem régie dellu si waat. dañuy kontaan di kontaanati macha allah te yal na yàlla kontaan yàlla na ñuy continuer di kontaan ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi ñu koy indil alors yaram dafay xaw daw à chaque fois parce que instrument bi nga ñu indil je veux dire doon nañ ci teg ay histoire de l'Afrique di ci xamle. lu bëree tey nga indil ñu ko ci suñu géew bi parce que n'oublions pas que nous sommes dans l'émission Tam Tam et que Tam Tam bu njëkk ba vraiment dafa nekkoon une rencontre d'information et je pense que ce qu'on essaie de faire à la télévision au lieu ma ne xawaare la woon dama na ndaje la dëgg la parce que ñoom it buñ ñëwee ñun lañ fiy daje absolument daf ma neex tey ma dem ba Banaya la famille Banaya ma dem gisa jeeg kii di Baboulaye Sissoko ñëpp ràññee ko ci orchestre yi ensemble lyrique traditionnel mu def dëkk yu bari lu toll ci 15 pays yóbbu fa kora bi ba tey mu yore kora boo xam ne nii c'est électrique il est le seul à l'avoir ici au Sénégal. génial. waaye nag fa mu sosoo la. dëgg la parce que baayam mooy Banna Sissoko. macha allah Banna yaa bi sax foofu la jógee. kon nag tey bu toogee fii jàkkaarloog ñun. daañu waxtaan ak moom waxtaan boo xam ne nii bu am solo la waxuma sax dëkk yi. ñoom Kiné Lam. ñoom Majooju ñi ngi fa Majooju ñi ngi ñoom Njaga Mbay. ñooñu ñëpp fa Njaga Mbay ñooñu ñëpp nokkoon na ak ñoom tëgg yoo xam ne yu doy waar la. xam nga nag musique traditionnelle boo ci jógee. dugg ci musique moderne. aisément dafa am loo xam ne ni lu nit ñi dul ràññee la te déglu lu baax li ma lay wax. xam nga musique instrumentale nii muy def nii surtout ay kora ak xalam yooyu dañu nekk ci accord boo xam ni c'est en dessous de l'accord universel. d'accord. donc pour adapter leen léegi. ci moderne bi. il faut ñu solfier leen. très bien. mooy kora bii mu yore nii ñu gis ko mu koy biis comme guitare ni ñu koy biisee muy yéeg di wàcc. alors tonton Lamine moi j'aimerais poser une première question à Baboulaye c'est vrai mi ngi wax mbirum kora électrique bi fan la kora bi jógee ak naka nga def ba ñu def ci accords yi ba électrifier ko je pense que ça aussi dafa am histoire. lu am solo tout à fait. dinaa ci sawar pour tontu ci. kora bi fi mu jógee Mandeng la jógee. empire du Mandeng. bañ koy wax boobu amul Sénégal Mali Guinée Côte d'Ivoire yëpp benn la woon. dëgg la noonu la kora bi ñëwee. mais kora bi dafay alalu Guinée ki ko njëkk a tëgg Guinée la woon ñu koy wax Jalimaadi Wuleng léegi ci la wàccee. muy benn léegi nag ak jamonoy dox jamono boobu buumi nag lañ doon defaree corde yi. juróom-ñeent corde la doon am.
buumi nag. buumi nag lañ doon defee lii. mu dañ koy mècher ba mu sew. genn bi c'est ça. waaw nu deru nag ci boppam. deru nag bi dañuy mècher ba mu nekk corde. ñu def ko corde. d'accord léegi jamonoy dox ak évolution bi. ñu ñëw commencé ko def ak corde nylon yi. muy 21 corde mooy kora normal. mais kora bi ñaar fukki corde ak benn lay am. waaw léegi bii Kër Moussa ñoo ko defar Moine. Kër Moussa. Kër Moussa Kër Moussa waaw. du Kër Moussa Kër Moussa. Kër Moine yi nekk Kër Moussa Moussa waaw ñi di faj asthme. waaw kay très bien ñoom ñoo defar kora mais kora bi ñoom fu mu jóge ci ñoom. ki leen ko jox technique bi presque Kumuna Kouaté mooy papay Soriba bu gaañu feu Soriba. d'accord papa boobu ma jàngal kora man ak nu mu Kunda conservatoire ba nu ñu amee suñu diplôme. kora moom moo leen jox secret yi ak jamonoy dox. kora électrique bi ma yor kër ga boobu moom tubaab yee ko defar. d'accord ñoo ci inspiré defar ko mais ba ñu ko defaree dañu woo expert kora yi. ñu xool ba accordé ko. tout à fait ñuy validé ko mu génn. très bien ñun ñëpp ñu xool ni baax na parce que amul leket. ñu xool ni c'est moins transport parce que kii bu ñuy voyager moom ci avion yi lu ñu ciy daj dafa metti. dëgg la xam nga d'ailleurs sama kora bi dama ko créer benn flyers bi nga xam ne weñ la. pour di ko mën a transporter ci avion yi parce que day dem ba. léeg-léeg nga voyager moom corde yi dagg wala leket benn dam ak yooyu yëpp ni ñuy sànni bagage la. waaw mais ci biir instrument bi nag mën nañ ci jouer musique bu ne mais ça dépend nag nga liggéey ko. très bien waaw muy salsa lu ne. waaw boo xoolee album mu orchestra Baobab bu mujj bi. waaw salsa yi ci nekk kora yi ci am man maa ko joué. boo ko xoolee. te presque kora yi toora bee ko joué. kon mun na def lu ne daal may jox tonton Lamine appareil bi nga yore nii. ok nga expliquer téléspectateurs yi parce que lu ñu. électrique voilà lu ñu. très bien lu mu nekk électrique. moo tax nga am appareil bi nekk juste. non bon fii appareil bi nga gis ni lii micro la. ok léegi lii tàq noonu lii tàq ni accordeur la. moom mooy jox accord bu normal su ma nekkul ci accord bu normal dama koy xam. d'accord bon lii préampli la. lii mooy dooleel micro bi dafa am volume treble basse. d'accord léegi su ma bësee contact bi day taxaw du déranger. léegi su ma bëggee mu yokk damay laal fii su ma bëggee am basse yokk fii gii. jëriñ boobu la am appareil compresseur la quoi day yokk doole kii bi. tonton Lamine. waaw man damay ñëw rek ci orchestre yi nga xam ne nii jot na leen accompagner parce que nekk naag Oumar Pène jaar naag Youssou Ndour bi muy def albumam boobule tudd Allah. ak ki ñu wax Baaba Maal ak Thione Seck ñoom ñëpp jaar na ci ñoom. te ñoom ku ci nekk da nga wuuteeg sa morom musique. adaptation boobu mais mu adapté wu. voilà. waaw loolu dégg-dégg rek ak liggéey rek. di ci gërëm ndeysaan feu Cheikh Tidiane Tall. parce que boo xoolee li ma gën a taal ci côté musique bi mën naa ne moom ci la bokk surtout musicalement ak yenn affaires yi parce que album yi mu doon def ay bette album Mati Thiam yi ñu doon def presque ñoom Ndeye Fatou Ndiaye. dafa yoroon benn équipe bi nga xam ne. ñun nu mu doon liggéey ak ñoom si mu doon liggéey ak ñoom daf ñu yokk lu bari daal. ba ma jógee ci moom nag xam nga musicien dañ ci temps mu ngay jouer trop. surtout formation Sorano. expérience bi daal waaw. alors da nga may tuuti rek parce que mbokk yi lu ñuy wax c'est-à-dire que maa ngi koy junj sànq expérience bu mu am. ak la muy liggéey defe naa ne xaw ta mekkoog âge am mais macha allah talent yàlla moo koy jox nit dañu def rek lu dul mbokk yi dem xool fële ca régie ba dellu siwaat yaatal wax. mbokk
mbokk yi nag ngeen gis nag scène bu ne tonton Lamine yaa ngi koy wax 15 pays xam naa ne est-ce que sax ëpp ko donc mu nekk benn scène internationale bu nga xamante ne Babou Laye dem na fa dugg ci benn musique bu nga xamante ne bi dañuy wax rek waaye fii la soso muy jazz. waaw non seulement dina tëgg jazz mais man li ma gën a solol mooy salsa bi. d'accord ma bëggoon la ci may tuuti rek nga dégg. d'accord ok ayca boobu bismillah. mi ngi koy wax sànq tonton Lamine muy benn instrument bu nga xamante ne bi ci façon musique bu ne. xam nga moom wax na sax. kora yi def 28 parce que le temps que muy accordé waaw. waaw xam nga wax na fi. kora yi def 28 cordes. oui mais am na ñu def 26 cordes. d'accord ku ci nekk nag dafa am ci baax boo xam ne foofu nga sosoo. très bien alors donc mu nekk loo xam ne nii aussi tamit lu kéemaane la parce que li jig 26. waaw jigul 21. dëgg la alors te loo ci gis balaa ngay jéem dara foog nga laalaat ko. c'est bien accordé ça y est c'est parti. Eh ben. Eh. moom mii woykat bu mag la. mais bu baax lu tax mu laaj salsa. léegi nag yaa xam ma lay may rek ne la il a un album à son actif. oui et oui bien sûr parce que bi muy def kooraak léegi boo koy seetlu bi mu duggee Sorano ça fait 19 ans n'est-ce pas. mu ñëw nag wuutu fa papaam. wuutu boo xam ne ni. fii leen nekkee sax arrangeur. absolument lu ci bari loo xam ne ni ensemble lyrique traditionnel bi nga koy def. dëgg la alors daf koy arranger. absolument te arrangement neexul je te jure. boo tolloo ci arrangeur. waaw que say capacité déjà. dafay jouer ci biir. parce que nga nekk arrangeur neexul parce que di nga ni nit ki woyal. mu woy nga seet gaamam parce que te benn note bi muy am. xam nga la première note musicale c'est la voix. oui déjà absolument bu yooxoo di nga xam di nga ko lam ba xam kii ci ban gamme la nekk. léegi nag succession de notes ou de gamme yi nga xam ne nii moom nga ci teg ou d'accord sax plus précisément kooku mooy indi arrangement musical buy indi couleuru morceau bi. très bien. kooku c'est très important. te moom loolu daf koy def biir Sorano. donc xoolal nombre de chanteurs yi nekk ci ensemble lyrique. kenn ku ci nekk séeréer si fii tukulóor si fii. joolaa yi. ñoom ñëpp mu jaar ci ñoom. kenn ku ci nekk di nga woy. mu togg ko togg ba nga xam ne nii bu toggee rek jébbal la ko dañ naan tu war fa. alors loolu mooy importance su jaar ci école. mu mel na Théâtre National Daniel Sorano parce que on y rencontre voilà ethnie yëpp et puis dafay enrichir yow li nga xam ne moom ngay liggéey. juste balaa ñuy dellu si Babou Laye peut-être monsieur Thiam defe naa ne comme ñun jàng nga lu bëri ci instrument bi nga xamante ne maa ngi koy wax sama njëlbeenu wax. dañu ko bokk biir Afrique. mais je pense que ak àddina di dox ñu koy moderniser et ça lui permet lui de pouvoir intégrer toutes les musiques. c'est-à-dire que sànq ñu ngi wax en Autriche il était mi ngi fa doon def wàllu jazz mais mu nekk instrument bu nga xamante ne bii ndegam tubaab yee koy defar léegi waaye nag def naa ne le secret nous appartient. ok bon merci man lu ma doon kii rek Babou Laye sànq kii sax heureusement wax na ko question boobu laa ko bëggoon poser. mooy côté album bi. comme nu ma gisee yom Toumani di def. tour di wéy est-ce que moom côté boobu mu ngi ciy gëstu pour gën a mën a wéy autre chose aussi comme ñoom ñoo yor chorale bi tey on parle aussi du musée. africain je ne sais pas est-ce que ñoom laa wax. musée des civilisations waaw des civilisations est-ce que chorale bi aussi maa ngi fa wala daal je ne sais pas. oui Babou Laye. yaa ngi ciy wax lu am solo ci musée bi ba léegi kenn waxaguñu ci lu ci jëm contact guñu bañ koy inauguré sax ñun ñoo ko def ak waa Sorano yi bon def naa benn album Kora Fola am na 5 ans 6 ans te boobu pour patrimoine Kora bi bañ saay moo taxoon ma jël ancien morceaux yi ay Mansane Cissé Kelefa def ko instrumental maa ngi ak album Mansane Cissé est-ce que loolu ci mooy yooyu yëpp ay ancien morceaux waaw ancien morceaux yooyu yëpp mi ngi ci biir album bi classique laa ko def nag instrumental nga xam da ngay déglu te du la dérangé
Et ça apaise en fait. Oui, vraiment. Masala Cissé bi. macha allah tonton Lamine. xam nga koy tëgg nag ci version yu bari nag. waaw ci version yu bari sax vraiment. am na ñoo xam ne nii dañ koy jazzy. jazzy ko mu dal te inspiration la boo xam ne nii parce que man dama bu ñu ko tëggee sama yaram day daw. parce que nag mu bokk ci xeetu malenke di bambara. donc foog mu am yëg-yëg. gis nga ni Maram Cissé bi ngay wax léegi dama nii rek war nañ mën a accorder suñu violon parce que monsieur Cissé tudd Mouhamed mu tudd Mouhamed tamit ñu teg ci Cissé. te xam nga mu doon sëriñam tey bu mu fi indee Kora. dégg nga waaw bi sama goro. tonton Lamine. parce que nag kii sama diggante ak moom su ma ko doon wax tey. dëgg la. wallaahi. si. fii ba déwén. am na lu ma ci wax 2019 dina jeex. am na lu ma ci wax alors tonton Lamine sànq dañuy wax Afrique alors c'est vrai que nag dañu ñoo séparé bu baax a baax alors yaa ngi wax ne que ca nga bokk koddu quelque part ci la bokk waaye man tamit quelque part ci laa bokk parce que je fais partie de la famille Kandji qu'on retrouve non seulement au Sénégal qu'on retrouve au Mali. Donc kon dañu noo séparé rek mais ñoo bokkoon ndey ak baay l'Afrique tout simplement alors dañuy ñëwaat peut-être ci benn morceau boo xam ne xëy na tëggal nga ko ak Youssou Ndour wala tëgg nga ko ak Baaba Maal nga xaw ñu cee mosal tuuti rek. waaw léegi ma jël benn bi ma def ak Baaba Maal après def bu Youssou Ndour amul benn problème. très bien tey moom bu doyul si yéen du doy. jeex na tonton Lamine accordé nga ba pare wala ñu continuer. pare naa foofu bu Baaba Maal. ayca yow la ñu déglu. yow yaa ngi ci biir. dafa dégg rythme. suñu grand suñu xarit la aussi. gis nga yaa ngi naan chéri mi ngi lay tontu xam nga. yow ak yow. gis nga nag bu ñuy def arrangement nii lay toppee baat yi chéri boobu. ni mu ko kiiyee di waxtaan ak moom soog ci dugal nag xam-xamam moom. très bien comme ni sama papa Djibi Mbaye di def aussi ak guitare bi tout simplement. alors on va avec Youssou Ndour. justement je parlais de Djibi Mbaye. alors ñu kooku tamit di ko nuyu. au passage vraiment muy bu baax. ma àndoon ak moom fan yële Dubaï. très bien ci affaire arabe bi Égypte bi ñu defoon. très bien bu baax moom vraiment. kooku kan la sama papa Youssou Djibi Ndour waaw kooku moom sunu xarit la aussi. sedd bi ak boobu la jeex na. sedd bi ak tàngaay bi. ndeysaan. alors li tax duma woy. li tax doo woy. yaa ngi koy def ci suuf. mais je me suis essayé ba pare mu ngi ci Gambie. waaw ak loolu Michael Souma. mais yaa xam man benn suggestion laa doon am par exemple soo demee ci télé yu mag yi comme bu NHK mooy bu Japon. RTS yóbbuwoon fa ñu defoon stage booy def film. da ngay dem si bandothèque ba. am na façon genre musical yu dul jeex. nga xam ne da ngay tànn bi la neex rek nga collé ko ak sa film. tey jii boo seetee ak cinéma bi nu mu doxee Sénégal ay musique yeneen la ñuy ut mais pourquoi pas tey jël ku mel ni comme Babou Laye
ñëw mu composer la ay musique yoo xam ne doo ko dégg ci beneen télé et su boobaa problème droit d'auteur yi dañ ko koy fay sans problème. et code li ngay wax on salue justement la participation de Baba Mal. tu vois ci voilà Black Panther bah tu vois loolu ce serait important pour jàppale leen. déjà ñun ñu ngi koy uti ci àll bi te ñu ngi ko yor fii. ñun côté musique bi nii. tu vois léeg-léeg damay gis sax ay réception ay kii cocktail yu bari yi nga xam dañuy teg musique malien yi di ko teg. valoriser leen te ñun ñu ngi yor li nga xam ne. wax dëgg yàlla xam naa ci dara. am na doole riche na te bu ñu demee feneen ñu ngi koy respecté mais nag loolu yëpp amul solo lu ci am solo rek mooy liggéey rek. te xam nga tey jii yéen air bu ñu la laaj di nga ko joxe. non ma ne amul air bu ma mën a toog. tu vois man léeg-léeg damay toog ak woykat sax du ma répété ak yow ñu toog sur plateau. ma woo la nga ñëw mën a la déema li ngay woy. loolu nag xam nga ko ma tëgg. xam nga lu ñu koy wax loolu oreille musicale tonton Lamine. oreille musicale dañu koy tuddee. et je pense que loolu c'est très propre aux Africains. c'est très alors important. de l'autre côté on me demande d'avancer on va terminer tonton Lamine bu ñu demee ci vue sur la toile dellu si waat. dafa mel ni nag mbokk yeeg xarit yi mu nekk xale yu doy waar. am naa benn turandoo boo xam ne. dafa mel ni nii la xaw a mel. alors laata may laaj nag parce que je vais terminer avec nos invités et avec un peu de musique tonton Lamine ma delloo la kàddu. waaw yaa xam xanaa di la gërëm di la sant am bànneex lool ak mbégte tey ci bés bi. bi nga xamee ni nii tey suma cosaan. tey dikk na. ci lii nga xam ni nii ci invitation ba doomu Banna si loxo. nga xam ni nii Malika yëpp ay mbokk lañu. dëgg la waaw amul xaaj ak seen te lii yëg biñ ci am. surtout bu ñu la jaaralee ci Sunjulu sa yaram day daw tout à fait parce que ñun yii moom dañ koy dund. absolument wax dëgg fa yàlla. en tout cas di la gërëm di la sant. merci beaucoup tonton Lamine di gërëm nag sama jàmbaar. couleur yi nga doon wax. waaw noir beeg rouge bi. waaw war fàttali macha allah. rawatina nag monsieur Thiam. waaw no stress bi sànq ba léegi ma ko jàkkaarloo ko. non yow léegi dugg nga membre nga. alors on va dire aux Sénégalais no stress ba noppi nag ñu jàpp ci bu baax a baax. pour que non seulement les enfants mais ñëpp nekk si jàmm et je pense que avec cette solidarité là on va y arriver. tonton Lamine ñu ngi lay gërëm di la sant en tout cas j'ai passé un très bon vendredi grâce à toi à nos invités à Kodou et à nos téléspectateurs qui nous regardent. Merci. alors maa ngi remercier bu baax a baax madame Cissé Kodou Mohamed merci Kodou plaisir de te retrouver inchallah suba pour l'émission Tam Tam du week-end. avec beaucoup de plaisir un plaisir toujours renouvelé yaa xam di feggoog yow ndax ni ma koy waxee saa su nekk rek da nga bokk ci formation bi tax ma am licence ni ma koy waxee saa su nekk donc di remercier xarit yeeg mbokk yëpp di wax rek ne que stress nañu ko moytu parce que dafa am benn médecin bu ma wax ne mu ne ma am na lu mel ni microbe su la neexee wala bactérie moo gën a pire microbe pire bactérie muy stress bu nekkee ci sa yaram da lay indil ay jafe-jafe te duñ ko mën a gis donc nañ ko moytu may remercier nag Baboulaye bi nga xam ne tey daf ma yóbbu fu sori may nuyu rek si c'est Manding Mori di nag nuyu gis nga loolu yow beneen chèque laa lay jox yaa xam soo ma mayee rek damay remercier kenn ku ñuy wax Badiane Sitan Cissé ak Badiane Dieynaba Badiane dinañ remercier ci fête yi accueil bi hospitalité bi ak waa Ñombaato yëpp di la jox inchallah demain rendez-vous samedi. merci beaucoup ñu ngi remercier waa No Stress Land jaarale ko ci nga xam ne mooy monsieur Alpha Amadou Thiam di secrétaire général bu groupe bi ñoo ngi lay remercier bu baax a baax di ñaan yàlla activité yi di gën a yokku di gën a law ci biir Sénégal surtout parce que je pense que les problèmes ne s'arrêtent pas à Dakar ça va beaucoup plus loin et dans toutes les régions du Sénégal ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax merci Yakham merci ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp aussi di nuyu nag aussi à remercier surtout les femmes du groupe de sans elles il n'y a pas de No Stress là j'ai l'habitude de le dire ndax ñoom foo dem ñoo fay ëpp ci groupe bi ñoo ci gën a jàpp ci lépp quoi vraiment ak pas-pas donc nag maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar alors comme on a l'habitude de le dire les femmes non seulement sénégalaises mais africaines they rock
really alors damay remercier di sant bu baax a baax suñu xarit suñu wóllëre Baboulaye Cissokho di def liggéey bu rafet Baboulaye ñi ngi ñaan yàlla loxo yu wér ñaan yàlla xel mi wér parce que yaa ngi transporté bu baax a baax li nga xam ne moom mooy culture africaine parce que Kora bu ñu ko waxee je dis au début c'est pas seulement vraiment le Sénégal c'est toute l'Afrique damay tàggoo ba pare jox la nga dóoral ñu lu nice ma bàyyi la nga tàggoo ak téléspectateurs yi ci wax après ma continuer moom maa ngi gërëm ñëpp di sant sama soxna yi Fatou Yade ak Maguette Diouf sama directeur général muy Seyib Sarr ak sama directrice Marie Ngone Ndione très bien ak sama sëriñ bi nga xam ne dafa ma ñaanal ci émission bi muy Moustapha di ko ñaanal tam ci bis bi mu jëpp yàlla jàppale ko ci Moustapha borom parcelle Touré Mandi Mori moom tamit ñaanal Sénégal yëpp vraiment ñaanal télé bi jàmm sax fi affaire bi la ba foofu vraiment alors on va terminer en musique waaye damay gërëm di sant saa su ne équipe technique yi nga xam ne dañuy ànd di liggéey ak ñun c'est vrai sama liggéey moo ci gën a néew alors je vous remercie du fond du cœur yéen ñëpp di remercier encore une fois tous les téléspectateurs yi ñuy àndal saa su ne mbokk yi dinañ jox rendez-vous suba pour beneen émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS2 et je vous laisse en compagnie de Baboulaye Cissokho l'artiste musicien merci beaucoup. dama koy woy ak Lamine nag dama bëgg ñu woyandoo morceau bi ñu ñaar. Samanka demba barka demba mambari fafaliki so sandala keso banta manga banta